suñu mbokk internet yi nuyu nañ leen suñu mbokk sénégalais yi nuyu nañ leen di leen jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp Sen TV. fii mooy Kër Massar daaw fi ñu doon yabee gaal yi fii moo nekkoon point focal bi situation bi fii la gënoon métti ñu ñëw def état des lieux état bi dafa joxe woon ay dige dina entamer ay travaux pour situation Kër Massar mu mën a améliorer wu mais bi ñuy ñëwee fekk ñu fi dara gisuñu fi dara. aussi tamit ñu bàyyi population bi ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo fi dëkk ñu mën leen ko waxal seen bopp situation bi fan la toll ak état bi digge yi muy joxe est-ce que def na ko donc ak ñoom seen réaction par rapport situation bi nga xamante moom moo fi am si Kër Massar. sama doom yow kay moom wax dëgg yàlla moom baranti loolu dara tekki tubay rek ndax gis nga ko nii fii dara amu fi di gis nga ko lii fi nekk suñu chef de quartier bii moo ko fi def wax na jooy na guddi jooy na bëccëg lu ne wax na ko suñu chef de quartier wax dëgg yàlla jàmbaar la lii fi nekk moo fi nekk suñu gone góor yi tawu daaw suñu gone góor ñëpp a ràmba ñëpp a ami góom defuñu fi dara état defaluñu dara ñun xamuñu Macky Sall gay dañ ko xam bañ ko sànnilee suñu carte lañ ko mujjee gis muy digg ay diggam dégg naa ñëw na ba fii ci télé bi daaw fekk fi boobu damaa génn sama kër waaye nangu fee dugg sax mook Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñëpp ñoo nañ dëgg nanguñ fee dugg dégg nga defaluñu dara ba dara boole jeex Macky Sall gisuñu ko dégguñu ko ngelawam sax gisuñu ko nangu fee dugg ay yuuxoo ko fi jële dégg nga ñoo ngi nii sonn bay bëgg a dee. dafa wis rek ñu lóor nii dafa wis nii rek ñu lóor ba nu déggee muy taw ñun ñëpp dañ ne bëreet suñu fit yëpp a dem wóor na yàlla suñu fit yëpp a dem ñun waa unité 3 Rufisque 1 sonn nañ trop ci ndox mi ndax suñu président ñëw na fii ne ñu dinañ bu soobee yàlla balaa nawet bi di ñëwaat dinañ leen defar fii ba seen xol sedd ñu koy déglu te fii ay papaam a fi nekk ay yaayam ak i nijaayam ak i doomam ak i jarbaatam ñu defoon li mu wax ba mu taxawee fii wax ko dinañu ko defaral boobu ba tey gisuñu dara dégg nga ci léegi nag ñun ñu ngi koy ñaan ngir yàlla yonent bi unité 3 gii pour mu dimbali ñu bu dee bëgg na pour waa unité 3 sànnil ko carte mu jàppale ñu te yàlla tax mu ñëw jàppale waa unité 3 bi ndax ñun amuñu du fu dul fii. boobu ba léegi ndox mi la ñuy dund tiwa yi fi jaar yëpp dañ tiwa yi raccordement bi du baax fii yëpp day sotti ndox ñun li ñuy dund metti na torop te Macky Sall dañ koo xulool xeexal ko defal ko lu ne Macky Sall loo xalaat rek defal nañ ko ko. man mi damay xuloo ndax moom waaye Macky Sall li mu waxoon yëpp defu ci dara te nit nag dafa war a fonk kàddoom nit da ngay sàmm sa kàddu góor bu nekk góor nga war a doon ñun ay góor lañ comme moom dañoo fay suñu xaaj jënd suñu kër yi kenn mayuñu ko kenn saraxuñu ko kenn lekkatul kenn naanatul nit ñëpp sonn nañ loolu laal mu metti loolu laal mu metti léegi boo bëggee jënd ji gaz. sama rangoñ day wadd ndax lii dafa metti ndax Macky Sall Marème Faye Sall dëkkul ci ndox ay doomam nekkuñu ci biir ndox te gënuñu ñu ku gën ca yàlla ngay gënee waaye du ci àddina bi te àddina jeex na ba pare Macky Sall li mu wax na ko def dégg nga àddina bi jeex na ba pare kon nag li mu wax na ko def nit ñi sonn nañu xol yi jeex na. li ma naqari mooy tey jii wis gu mu wis nii mu taa nii tey ba may ñëw di daw si damaa daanu ndax fii li tax na munoo dox ñun ay mag lañu yor suñu njaboot ñu ngi nii di jànge lii bu taawee nii naka la suñu njaboot nan la ñuy bàyyee suñu njaboot te ñuy jànge ah Macky Sall lu mu fi diggal dara ba man mii ci gaal gi laa génnoon te ba may génn ci yëre Macky Sall laa sol wan ko ne dama koo bëgg waaye lu mu ñu wan nii tax na tey gii amatuñu confiance ci moom parce que lu mu ñu waxoon ñu defu ci dara canal ñun gisuñu canal gisuñu dara dañuy dégg canal rek waaye ñun gisuñu canal léegi nii naka lañ koy dundee ba kañ. fu nekk la nit di wootee di wax naan wax looru leen ndax looru leen xam ñi bëree ngi naan maa ngi defar samay bagage di yóbbu ñii naan aw may valise ñii naan ay saaku ceeb la ñuy def suñu yëre di dem ah loolu lu ko fi jar ci àdduna te ñun amuñu lu dul fii nanu jàppale te yàlla tax ndax tey jii dafa xiit wis la def de wis ñu loor nii xanaa kon bu tawee ñun daanaka génn nañu ah daanaka génn nañu Kër Massar unité 3 bi waa Rufisque 1 unité 3 sonn nañu nan ñu jàppale te yàlla tax. fii la gaal yi doon daw daaw lu ne ngir fi nag jaan sama buntu kër gee jaan sax rey nañ ko fa jaan rey nañ ko fa fi mu ne nii sonn nañ ndox maa ngi nii sonn nañ ndoxu daaw ba ren yooyi dara desu fi signal xale yi rab bu ñu xamutoon ci àddina fii lañ ko xamee dégg nga sama kër ngee ndox mi daf maa war ndomb ndox mi ñun ñëpp a war ñoo ngi nii duñu nelaw guddi bu xiinee sax ñu commencé tiit. gis nga 200 000 yam doon jox nit ñi du dara ba ñu ko joxee ci même jour bi la seey te man mii di wax ak yow ak keneen fii ñu taxaw am na ñoo xam ne ba tey dañ koo waat ñam ko teg ci seeni loxo pour mu jox ko matale wuñ ko boo bëggee dégg dëgg na nga ko wax matale wuñ 200 000 yi fii bëri na ñu fi amul 200 000 te 200 000 jëriñu fi kenn dara ndax la ñuy yàqule moo ëpp 200 000. 200 000 du xaalis ñun ngeen bañ ñu jox dara defaral ñu suñu cité moo ñu ko gënal
yaa ngi dégg waaw lii saaku ceeb soxlaw ñu ceeb soxlaw ñu dara dañoo bëgg ku ñu jàppale te yàllaa tax dañoo bëgg ku ñu jàppale rek te yàllaa tax ndax lii moom bu naree woy fu ñu jëm ah déjà de tey dafa wiis da xoolal ndox bi nu mu mel fii. franchement de buñ toogoon si nen sax du toj parce que Kër Massar zone bu instable la ci inondation yeeg yooyu noonu ndax côté bi ma dëkk déjà dafa taw bu yem ni rek mais da ngay dévier ut yoon yoo xam ne fa ngay jaar pour mën a accéder wu ci tali bi déjà tali bi sax am na ci zone yoo xam ne dafa am ndox. ak construction yi nga xam ne moom lañ débuté ci commencement navette bi dina indi ay problèmes yu bëri parce que pour nga quitter fii nii da war a dem ville il faut que nga jaar ci sortie neuf beeg genre yooyu noonu. dafa métti torop. initiative bu président bi mu fi ñëwee daaw nii donc pour régler inondation bi vraiment initiative bu baax la ils ont commencé par faire un canal un grand canal mais canal bu mag boobu ñu def dafa am lu mu war a àndal li mu war a àndal mooy ñu def ay canaux secondaires parce que canal bu mag boobu moom moo war a dem di déverser ci les bassins yi ñu def fii ci forêt bi mais déjà si vous faites le tour di nga remarqué ni canal bu mag boobu sax eggagul. li ñu waxoon ci fin travaux yi fin juin lañ ñu waxoon mais ba léegi gisuñu dara loo xam ne rek vraiment dal na suñu xel mais gisaguñu mu nekk ci digg bi gisaguñu mu fin donc daal li ñuy def moom mooy duñ leen xaar ñun duñ leen xaar ñun daal dañuy jël les devant li ñu meloon ñu kon li ñu doon def ñu def loolu ba keroog ñuy gis ne canal bi pare na mais pour le moment daal suñu xel dalul ci dara. ragal nañu sax ni ren sax soo moytul mooy gën a yéesati. chantier bi ñun dañoo gën a sax yóbbu suñu fit ndax chantier bi dañoo ñëw gas a gas ba pare te gisuñu dara gis nga yow wis mu mel nii tey dafa wis rek tawagul mu mel nii kon bu tawee ñun fu ñu jëm lii daa gën a jaxase lépp chantier yi gisuñu si leen lu dul gën a jaxasoo man dem naa ba si ñuy liggéey fee xam nga lu ma benn xale bu góor wax li ñu def nii bu raccordement yi ñëwul amul benn sens moom ak zéro ñoo yem te kenn deful benn raccordement ñeneen ñoo yore raccordement yi gisaguñu kenn. déjà que dafa wis nii rek gis nga yaa ngi gis nii. boo paree di nga gis image ndox yi nii te déjà boo xoolee ndox bi yéeg na à moitié kon bu tawaatee day fees te day delluwaat ci kër yi te kër yee ngi nii jege nii yaa ngi koy gis nii sinon suuf bi fii nii day màbb di delluwaat ci kii bi te boobaa tamit yii yëpp day wàccaat kon donc ñun li ñu bëggoon mooy que liggéey bi gën a gaaw. tey bi mu tawee le matin je me suis levé sama fit dafa ni tëf parce que je me suis dit écoute li ñu vivroon daaw dinañ ko vivraat ren. bien que ñu ngi def canalisation bi mais canalisation bi ça n'avance pas ay manque de ciment manque de béton ouvrier yi di arrêté pourquoi parce que fay ñu leen tout ça dégg ngeen ko mu wax leen ko donc loolu la ñuy vivre fi mu nekk anxiété bu rëy moo nekk suñu. depuis bu ñuy gas canal bi yaa ngi si biir canal bi sa ndox ñoom bu ñuy gas même pas profondeur de 1 mètre déjà ndox ñuy loger nag seen bagage yi ñuy nekk canalisation. tey 6 heures du matin taw bi commencé na te wis la imagine toi wis la kese lii feesal na déjà canal bi kon même pas liggéey bi defaguñu sax 1 kilomètre 2 kilomètres pour te dire même pas une métrage de 800 mètres fii defuñu ko yaa ngi koy gis. du ñu bëgg lu neex état ba ne ñu ngi ci xel mu dal nekkuñ ci xel mu dal de bu mu tëddee guddi du ñu nelaw. liggéey bii. ni ngi wax monsieur le président ne ko liggéey bi yokk joote la parce que lu nu mënti liggéey te jàllale wuñ ñun ñu am ay égout yu jàllale ndox mi moog zéro ñoo yem waaw parce que canal bi ñun intéressé wuñu lii dafa mel ni rek nga fekk daaw ni mu meloon nga jëlaat dollil ñu ca ndox mi jóge ci temps ci mbedd maa ngi nii bu la neexee duggal ci mbedd mu nekk nga xool mbedd mu nekk ngi fees del léegi nag ndox moomu di temps amuñu fu ko jàllale raccordé wuñu defuñu dara kon lii ñuy def moog zéro ñoo yem daf ñoo yokk joote yokk yóbbu suñu fit wi yokk ñoo sonal. xale bu góor bay liggéey fee minute bu jot damay dem di leen poser ay question ndax du ma tëddee du ma nelaw sama bitige ngee dama koy tëj fi mu toll nii damaa préparé pour tëj ndax ndox mi dañu fekk sa woon ba si biir ñu toxu xale bu góor bi ne ma boo bëggee dëgg-dëgg ñun dañuy def ba géej mais ñiy raccordé gisaguñu leen kon buñ leen waxee ne fii day dañ koy lijjanti waxuñu leen li am ñun nag dañoo jaaxle ku ñu dimbali rek la ñu wër suñu fit yaa ngi suñu digg bopp yi kenn nelawul ku la ko wax ku la ko waxul suñu fit yëpp a dem. On a mis en place un comité de gestion. Moi, je suis membre de ce comité-là. Et ce comité-là, on est en train de nous préparer pour avoir donc des pompes, pour essayer de voir ndox yi nekk ci quartier bi nan lañ ko mën a pomper pour yóbbu ko au moins ci canal principal bi. benn taw lañu fi jot enregistré muy tey ci suba si la taw nii nga gis nii mu inondé
waaw ñun nag jéemuñu xaar état pour que mu ñëw di ñu li ñu waxoon yëpp gisuñu ci dara léegi daal ñun li ñuy def mooy prendre les devants jëm au moins bon li nga xam ne moom la ñu yore fii ñu jëm ko utiliser muy ay moto pompe yoo xam ne ñun ñoo ko wutal suñu bopp depuis yàgg na depuis 2014 ba léegi ñu ngi ñafe ci affaire inondation yi donc moto pompe bi nga gis nii léegi lañ ko génnee au magasin pour jëm ko taal pour jéem a évacuer ndox bi nekk fii actuellement. suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax yéen a ngi ànd ak Sen TV reportage bi Mouhamed Wagué moo leen ko doon defal taw bi moo ngi tàmbali tey si fajar ji suba teel bi donc xool situation bi ñoom nan lañ ko dundee est-ce que état bi promesse yi mu fi jëloon def na ko wala defu ko loolu moo waral ñu ñëw yéen seen bopp gisal ngeen ko seen bopp donc ñoom waxal nañ leen seen bopp donc ñuy lancer appel état du Sénégal. À travers notre rédaction sentv.info pour ñii c'est des Sénégalais nañ leen taxawu taxawaay bu si war am na ñoo xamante ne seen rongoñ tuuru na am na ñoo xamante ne metti na si ñoom si njàqare la ñuy dund donc taw bi dafa commencé rek ñu commencé di se rassembler wu commencé di taal seen moto pompe yi di leen jox dig daje ba beneen yoon.